feeñ. donc parce que yenn saa yi man sama signe astral par exemple verseau la. yenn saa yi mu ne di nga am lii wala lii dina am te loolu du am ci jour bi. waaw du am ci jour bi mais nag xam nga souvent dañuy gis ne yàlla dafa yéeme ni mu bindee àdduna bi. tey jii ne actuellement ñun ñi ngi wax nii actuellement il est 13h passé. fii nii ci Sénégal mais est-ce que ban heure moo jot Australie ban heure moo jot nii Chine. dëgg la ban heure moo jot. États-Unis ci biir États-Unis ñii 5 heures de temps la ñii 8 heures de temps. donc yooyu yëpp dafa nekk li nga xam ne ci wàllu horoscope bi daf ciy joué. moom mooy waral souvent ñenn ñi ñu ciy gis seen bopp mais ñeneen ñi duñ ci gis seen bopp. donc loolu moom moo indi problème mu nit ñi ñii dina léeg-léeg dañ koy gëm ñi ne léeg-léeg duñ ko gëm. mais boo xoolee horoscope dafa nekk loo xam ne d'une manière générale. souvent dafay def les grandes lignes. mais après ku ci nekk nag yow yaay xool selon ni ngay dundee selon période bi nga nekk selon situation yi nga nekk nga xool est-ce que li ñu la wax ci horoscope bi loolu mi ngi continuer. quels sont les 12 signes yi lan la. waaw xam nga ñun nag dañoo xaajale. parce que doomu aadama yi dañoo bëri. ñu xaajale ñu ci fukki signes ak ñaar ñu tuddee ko les signes zodiaques. les 12 maisons de Dieu. léegi nag ci biir loolu xam nga weer bi 30 jours la léegi ci biir 30 jours yi nag dañu ko pàcc par exemple ñii nga xam ne dañ leen tuddee bélier mooy ñi juddu diggante 19 mars ba le 21 avril. ñoom ñooy bélier ñoom ñooy les béliers. ñoom mooy ñi juddu diggante 19 mars ba le 21 avril. ñi nga xam ne da ngay dégg ñu ne taureau yi. taureau yi ñoom ñoo juddu diggante 22 avril. xam nga fee 21 avril la jeexee. fii dañuy commencer décaler du mot 24 heures nag mais day mot 23 heures ba 23 heures 50 et quelques. léegi ñu ne ñooñu ñooy taureau yi ñoom ñoo juddu diggante 22 avril ba 21 mai. ñooñu ñooy taureau yi ñu dem ci troisième signe bi muy gémeaux yi. Gémeaux yi ñoom ñoo judd diggante 22 mai ba 21 juin. donc boo xoolee cancer yi ñoom dañuy ñëw ñu ne le 22 juin ba le 22 juillet. boo xoolee ñoom heure yi dafa jot. parce que période bi mu ñëw la ci été bi la. naaj bi day teel a jóg. voilà donc ñooñu moom moo. ñooy cancer yi ñu ñëw aussi ci lion yi nga xool ñoom dañuy judd 23 juillet dem ba 22 août. ñoom ñooy lion yi. vierge yi ñoom ñoo judd 23 août ba le 22 septembre. ñoom ñooy vierge yi. donc nga gis balance yi ñoom 23 septembre ba 22 octobre. donc scorpion yi 23 octobre ba 22 novembre. donc ku ci nekk di nga xam yow fi nga bokk. ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi ñoom da ngay gis ne 23 novembre la ba 21 décembre. capricorne yi ñoom ñoo juddu 22 décembre jàpp 20 janvier. léegi verseau yi ñoom ay fêtards lañ ñoom fête rek. ndax nga leen di xas. non xasuma leen dama. ay fêtards dañuy feetu rek waaw ñoom dañu bëgg ñoom day xumb day. càkkaay daal xumb te dagal man de verseau la. biig de dama càkkaay xam nga ban heure laa càkkaay man daal maa ngi càkkaay guddi ba sànq. mais nag Pape de toute façon bettuma ci yow. jërëjëf sa càkkaay da nga si yàgg trop. amul problème poisson yi ñoom ñoo damaa càkkaay ba 10 heures. man kay damaa jaaxle. kenn mësul bi émission bi des damaa jaaxle sax. donc versatile yi enfin ñi nekk verseau voilà ñi mujjee ñi nag ñoom ñooy poisson yi. d'accord ñoom ñoo judd 20 février jàpp 20 mars. donc ñoom ñooy noonu lañ pàcc les 12 signes zodiaques yi. donc noonu la ñuy demee ci biir loolu da ngay gis ne ñoom tamit ci horoscope ku ci nekk am na lu ñu lay wax ci journée bi. am na lu ñu lay wax ci semaine bi. am na lu ñu lay wax ci mois bi am na lu ñu lay wax également ci année bi. d'accord waaw mais année bi nag dafa laaj étude bu yaatoo yaatu boo xam ne dinañ la ko xoolal bu baax a baax ñooñu mooy les 12 signes zodiaques yi nga xam ne moom noonu la ñu pàcc-pàccalee. léegi ci biir 12 signes zodiaques yooyu aussi dañu pàccal tamit ñu xaaj ñu. xam nga nit ñu nekk dañuy wax ñii ay éléments de feu. safara maanaam nitu safara. ok ci càggeen na nag safara la mais nitu safara. ñii ñu ne leen ay éléments de terre. ñii ñu ne leen ay éléments d'air maanaam nitu ngelaw. ñii ñu ne leen ay nitu ndox. du càggeen ne nag ñooñu ay nit ñoo xam ne la mënuñu ànd ñii dañuy ànd ñii duñu mën a ànd. voilà donc loolu. parce que souvent dañuy wax kii safara la kii ndox la. waaw. safara ak ndox est-ce que mën na ànd. waaw safara ak ndox xam nga ne mënuñoo ànd. parce que li waral loolu mooy. safara nga. kii ndox la ndox bi day fay safara bi. wala safara bi ngeeral ndox mi. boo xoolee ñoom ñaar seen sëy souvent day rëb. day bëri coow safara bi day ngeeral ndox jëlal ndox teg ko ci cin li bokk fa. waaw mais loolu nan la ko mën a nit mënee xam genre ci nga war a takk wala nga war a am soxna yow ngay safara moom muy ndox. waaw parce que dañu war a saytu xool ko maanaam xam nga àdduna lépp lu am tur rek c'est parce que am na. lépp lu am tur lu ñu créé tur rek c'est parce que dafa am pap parce que nit ñi dañ ñu pàccal
yàlla lépp lu mu def rek xam na ko. ñii dañu war a mën a ànd ñii duñu ànd. nga gis ñii di sëy di am doom ñii di sëy duñu am doom ñu tas kii dem sëy feneen am foofu doom kii dem sëy feneen am fa doom te pourtant ñoom bi ñu nekkee amuñu woon doom ñii mën a ànd mu am compatibilité ñii am incompatibilité. mooy affinité astrale. astrale yi. d'accord donc ku ci nekk nag ak bidéo bi nga taxaw ak période bi ngay nekk xam nga da ngay dégg léeg-léeg ñu ne période bii de baaxul ñu ci takk sëy parce que bu ñu ci takkee sëy ni ngeen taxawee ci bidéo yi walla ci étoile yi mun na indi opposition. kon sëy boobu noonu allah kulli àll mënul neex. ndax xanaa ci période yooyu laay takk. déedéet loolu xoolaguñ ko de période yi ngay takk c'est que il faut ñu xool ko pas parce que xam nga tey jii boo nekkee nitu élément de feu. nga bëgg a sëy ak koo xam ne ndox la. mun na bañ a nekk. te pourtant ki nga xam ne élément de feu la mun na sëy ak koo xam ne élément de d'air la maanaam ngelaw mais Pape kuy boyal da ngay upp ñooñu seen sëy day jax de. ñoom sëy bi day jax day rëb. day neex kon day neex wala. mun naa neex ko mun naa naqari. d'accord day rëb quoi. day bëri waaw day rëb. léegi dañuy mën a ànd. xóoyal naan wala ñu ànd xóoyal tuur. d'accord parce que problème bi ñoom ñaar est-ce que safara si mooy dominer. ngelaw li wala ngelaw gi dominer parce que boo seetloo benn affaire boo demee ci yenn dëkk yi da ngay gis ay température yu mag. pourtant nag boo xoolee safara bi mooy tàngal ngelaw li ba doo mën a nekk ci foofu noonu. donc àdduna bi noonu la dexee léegi moo am ñoo xam ne aussi ay éléments d'eau lañ. élément d'eau nag ñoom lañ tuddee symbole de l'émotion. donc ñoom ay nitu ndox la mais comme yow verseau nga yow yëg nga ne nitu ngelaw nga. nitu ngelaw mooy lan ñuy naaw élément d'air maanaam man de bu may ñuy naaw guddi wala. waaw foo naaw guddi jëm Pape. xam dama ngelaw nga wax. non mais fan di jëm. man de bu doon naaw guddi. boo fi naawee dañ lay boo fi naawee ñu fàttali la. kon sa kër laay ñëw rek. man nga sama kër non man sama kër doo fa ñëw. xampate la ba nga. waaw da nga fàttali ma dama xam dara xanaa donc boo fa ñëwee doo fa ñëwaat de. su ma demee naaw sa kër laay njëkkee xamp la ba nga jeex pare jubal kër Pape Samba Thiam moom dama ko may dara moom dama koy seeñu. ma xamal la benn affaire gis nga fii boo fi jéem. safurlaa boo fi jéemee naaw safurlaa nga gis ñu la dàq naaw fu mais verseau yi ñoom ay éléments d'air la. waaw léegi nag élément d'air li ci gën a grave mooy. ñoom c'est le symbole de la communication. boo xoolee élément d'air yi mooy Gémeaux yi. mooy balance yi. mooy verseau yi. ñoom boo xoolee ci wàllu communication même bu ñu ñëwee di liggéey ci benn bërëb. yàlla da lay ni may. lu ñu wax nit ñi di leen dégg nit ñi di leen bëgg. mais ci biir ñooñu daf ciy am ñoo xam ne comme ñu ci mel ni verseau yi. am na ci ñoo xam ne dañuy am jikko. yow da ngay gaaruwaale wala. non mais Pape ok wala ci liggéey bi nga nekk nii. pour man ak yow. non yow man. ok vas-y continue. yow verseau nga. verseau la waaw. kon ci sa communication da nga nekk ci sa yoon yow. ok yoon boobu nga nekk planète bi nga xam ne dañ si taxaw mooy planète Mars. planète boobu noonu yow si ngay taxaw. mooy waral souvent boo xoolee soo engagé benn affaire au début doo ko gëm. mais bu ñu demee ba ci biir da ngay gis am ci ndam. yow doo ko gëm quoi au début da ngay ne rek. loolu c'est valable pour verseau yëpp. pour verseau yi mais ci ban décan. ci ban période. d'accord ngay judd ci ban période ñii xam nga tey par exemple ki nga xam ne dafa nekk verseau. juddu altine. kooku day bëgg di dem ci xew yi di dox. bëgg ambiance. fu ne mu dem ko lu ne mu laaj ko boo xoolee ñenn ñi nga xam ne sax dañuy dem ci ambiance yi ñu si gën a bëri dañuy ne yéen altine ngeen juddu waaye verseau ngeen. ndax non seulement dañuy mën a dox. bugg comme yooyu nga bugg rek. sa yooyu ngay nekk rek. donc xam nga yooyu yëpp dafay kii. waaw mooy comme yi ngay bugg dem ci xew yeeg ambiance yeeg. xam nga nay xumb ta dagat donc yooyu dafay nekk donc ci yooyu noonu dañuy kii moom élément de terre. Pape booy sëy ñaana yàlla sëy ak élément de terre. élément de terre mooy lan mooy suuf. suuf lépp lay dékku. ah bon élément de terre. lépp lay dékku. kenn mënul nekk naka laa ko mën a c'est quoi la question. taureaux yi ñoom ñooy nekk souvent ay éléments de terre. ak vierge yi. ak capricorne. d'accord donc ñoom dañuy dékku quoi ay dékkukat lañu. ñoom boo amee chance. takk si soxna. yàlla mën na la dimbale sa say wëy. parce que xam nga suuf bu taw ñëwee. day dal ci kawam. suuf si nu muy def day naan ndox mi. après mu meññ. Capricorne. nga wax mooy Capricorne yi ak Vierge ak Taureau. Capricorne. Vierge Fatima nee na Capricorne la. Vierge Fatima comme yow da ngay dékku. tënku na. c'est ma la ziar si rek. moom tënkuwul. tënku na wala tënkuwul. tey na tënku na de. donc Capricorne tënku na baax na. Capricorne comme Mounas Ndiaye. Capricorne donc Capricorne yi ñoom dañu mën a dékku. ak Vierge yi. Vierge yi itam dañu mën a dékku. ak Taureau yi. ñoom dañu nekk ay façon nit yoo xam ne bu dee ci jigéen boo leen takkee yàlla mën na la dimbale sa sëy baax maanaam amul ay divorce wala ay yenn
problème. ay sëykat la ñuy nekk sëykat la ñuy nekk parce que xam nga suuf boo xoolee parce que xam nga élément de terre. suuf bu taw ñëwee. day taw ci kawam. bu tawee ci kawam day meññ. maanaam gàncax bi maanaam boo xoolee hivernage. ay dugub ay lépp lu neex. xam nga ci suuf lay jógee. mais taw moo koy def wala ñu arrosé ko. ak ndox ba pare suuf lépp lay dëkku. dañu ne même kuy def naka su dul noonu sax dañ ne boo jëlee sa alal def ko ci suuf mën na koo téye. kon nag ñaan booy takk soxna ñaana yàlla takk soxna soo xam ne moom ci élément de terre la. d'accord waaw mais boo nobee bu dee ki nga nob par exemple du élément de terre y a possibilité ñu seetal la. oui dañ koy xool parce que leneen la lu la mën a xam nga ki nekk élément de feu am nga sa sarax. ki nekk élément de terre am na sa sarax. ki nekk élément d'air ki nekk élément d'eau mais dañuy xool également compatibilité bi. maanaam même bu ngeen amul affinité astral mën nga génne ay sarax ba ngeen am affinité astral nga génne ay sarax non mais maanaam dañuy limiter dégâts yi xam nga Pape ki tàng. feu boo seetloo benn affaire. yow boo nekkee élément de feu. nga takk soxna. même bu fekkee da nga ko bàyyi ndaw si du la bàyyi. xam nga est-ce que. comprendre nga feu bi la feu bi. d'accord mais man duma élément de feu élément d'air la. yow élément man maa ngi ci ngelaw li rek. déedéet élément d'air nga waaw. doo teer nga ma ko ba pare. waaw air yow verso nga bokk yow ci ngelaw li moo tax boo xoolee souvent. pour ñu comprendre la du yomb. man manquant lañ ma jàppee ba fii. waaw mais aussi est-ce que tamit manquant boobu yàggul. est-ce que yàggul manquant boobu. parce que bu fekkee maanaam boo nekkee élément d'air. yow maanaam fu nekk mën nga fa dem maanaam da ngay polyvalent. da ngay polyvalent pas boo xoolee je comprends maintenant pourquoi bu ñu la yóbboo ci benn liggéey nga ñëw exceller fa je comprends. laalal bant. waaw donc maa ngi toog si jàpp si nit ñi di leen catu rek. waaw ok non grave léegi ci biir loolu nañ bàyyi verso yi ñu xool léegi balance yi. waaw balance y a quelqu'un qui a demandé par exemple toog mu Serigne Fallou il dit qu'il est balance. voilà balance moom aussi symbole communication la c'est normal mu yëngu ci wàllu communication. daf ciy exceller. dafay nekk ni koo xam ne souvent bu nekkee ci benn mbir rek dafay nekk ci kaw day nekk paix. yàlla daf koy may mu nekk paix ba pare dafay gaaw a réfléchir gaaw a trouver solution ci bépp situation bu am ci wàllu communication même bu ñu ñëwee nii wax ko benn affaire mu bett ko sax. il suffit mu toog waxee yow da lay baax. moom balance bi. moom kii bi. moom balance bi moom verseau bi ak moom Gémeaux bi. mais Bouba Ndour par exemple 13 octobre moom ban élément la boo demee fële de. 13 octobre à partir du mois d'octobre. moom la ñaata la. le 13 octobre moom balance la. balance la waaw balance la balance moom lan mooy seen particularité. balance tamit air la. air la moom it ci communication lay yëngu. balance moom it ci communication lay yëngu. parce que boo seetee benn affaire nit ñi mën nañ jaar ci leneen moom mu dem defi communication parce que si la nekk nii. parce que moom signam ci loolu lay exceller ci loolu lay am ndam. c'est vrai qu'il communique bien. très bien. parce que liñ koy soxlaa ci feneen. mun na faa bañ a am li mu bëgg. yow da nga fay bëgg émission nga wax lu baax na il est très bien. fi laay liggéey waaw mais amatoo fi émission. oui mais fi laay liggéey en tout cas comment ça. waxal li horoscope bi wax. mais moo gën nga naan ay Bouba il est très bien. mais man Bouba comme moom lan la nga ne. 13 octobre waaw ci ci communication la nekk. waaw muy balance. waaw mi ngi noonu day niveler. waaw mais lu tax nga ay Bouba il est très bien alors que ci kii bi rek la ñu war a yam horoscope bi. mais horoscope bi nee na. waaw Bouba boo seetloo benn affaire moom boo ko dégloo muy wax te yàlla rek moo tax may wax boo ko dégloo toujours day jéem a yemale wala moom yemalewul. ok d'accord je demande est-ce que moom yemale. non garaawul amul problème am nga loo bëgg a wax amul problème non bëgg ko wax am nga loo bëgg a wax amul problème kon Youssou Ndour tam balance la parce que Youssou 1er octobre la. waaw Youssou Ndour moom comme 1er octobre. Youssou de xanaa terre la. non élémentaire la balance la élémentaire la moom tamit. loo ci der wala terre. air élémentaire maanaam ñoom lépp la ñuy taal. non c'est quelque ci lu ñu laal rek buñ ko uppee ngelaw li daf koy takkal mu mën a jëppët. laal bant. ok pour voilà moom aussi Youssou moom aussi balance. d'accord lay lekk bu fekkee mi ngi juddu. le premier kii. mi ngi juddu 1er octobre. moom tamit ci wàllu communication boo xoolee souvent ci wàllu ngelaw lay doon. lu mu laal yàlla mun na ci def xéewal mu am ci réussite. tasaaroo d'accord ba pare day nekk koo xam ne maanaam ay kàddoom moo tax souvent boo leen nekkee ay balance wala verseau wala Gémeaux dañ leen di wax balaa ngeen di wax na ngeen xool bu baax li ngeen di wax. dëgg la de. parce que loo leen xes ba wax rek bal la day dem day tàkk loolu kenn mënu ci dara pap balaa ngay wax moo tax souvent damay gis yow. nga war di wax yoo xam ne il faut ngay xaar xoolaat ko bu baax. loolu dafa lay mën a permettre ba souvent boo waxee dara rek dañ koy yóbbu foo xam ne yow. foog ko xalaatee yeggu fa parce que fi nga nekk la. air nga. air Youssou Ndour day way capaacoli. fu la neex takk.
donc air tamit noonu lay demee. fépp ngay mun di dem ci àdduna. wërngal këpp donc loolu dafay nekk loo xam ne ça arrive donc ñoom boo xoolee famille la boo xam ne mun nañ nekk ci wàllu communication. donc yow aussi ci boobu nga bokk muy Gémeaux yi muy Balance yi. muy Verseau yi. donc ñoom ci wàllu communication dañu nekk nit ñoo xam ne yàlla daf leen si dimbale léegi nag gis nga Gémeaux yooyu noonu. gis nga élément d'air yooyu. ñoo ko élément d'eau yi. seen xéwal mun na ànd. léegi am na ku laajte léegi moom nee na Balance la defe naa mais faram mooy Capricorne est-ce que ñoom ñaar ànd na am nañu affinité astrale. mu ne moom. moom Balance la mais copain wam bi ma rafetal wax ji copain wam bi Capricorne la. maanaam Capricorne ak Balance moom Balance la moom élément d'air la. moom élément d'air la. ki muy bëgganteel mooy Capricorne élément de terre. na jàpp waa ji. suuf ak ngelaw am ànd na. mais Pape yow it ngelaw lu mu mënal suuf. dëgg la. suuf moom élément tranquille la de. da koy ëff rek. moom da koy waaw muy sedd rek. di ko mais nag. waa koñ bee kaay leen seetaat Fatima ngelaw la. moom ngelaw la. donc ngelaw ak Capricorne ak Balance mën nañu ànd. am nañu affinité astrale. am nañu affinité. sauf que ki nga xam ne moom mooy nekk Capricorne xam moom mooy terre bi mooy kan mooy ku góor ki. waaw mooy ku góor ki waaw. léegi moom na muñ. toka moom. nay muñ. d'accord. parce que élément d'air bi. maanaam du nekk benn place day yëngatu rek. donc il faut mu muñ. loolu daf koy mën a permettre ba ñoom seen sëy. da ngay gis ne xéewal daf siy feeñ. parce que tamit borom wërsëg lay doon. moom wërsëg lay doon. léegi j'ai une autre question kii sama seexu màkk la El Hadj nee na. est-ce qu'on peut pas être Balance Verseau Poisson Capricorne en même temps ndax moom nee na moom. li ñu wax yëpp ci feu air ak eau yëpp dafa dajaloo ci moom. waaw en fait. bu ngeen bëggee ma wax leen kan la. en fait xam nga. Mao Cissé. waaw Serigne Mao xam nga en fait. Mao nee na lépp la boole moom. waaw non mun na boole loolu noonu yëpp parce que ci jikko lay doon amay jikko yu baax mais. dañoo xaaj. parce que nit ku nekk ci période bi nga juddu. ci nit ñu xaajee la maanaam élément de feu yi dafa am période bi ñoom ñooy symbole de l'action. Pape wax naa la sànq ne la booy sëy ak élément de feu wala nga koy labat nii. même soo leen bàyyantee. da lay topp ñu ne mais kii lan lay toppee waa ji. d'accord je comprends. ok mais nit mënul nekk Verseau nekk Poisson nekk Capricorne. c'est pas possible mënoo nekk fekk tamit. d'accord loolu moom kañ. fi nga nekk. ngay nekk léegi moom ay yeneen qualité parce que day may ascendance. parce que xam nga tey ji mën nga ko nekk par exemple sa waajur bu góor. nekk fii wala sa waajur bu jël ne fee il faut wala sa turandoo nekk fee il faut nga am ci ay jikko yu ñu ciy faral di jël comme ni ñu koy faral di waxee. d'accord loolu dafay am. bilaay seen ñoo bëgg seet fi mu ne ku nekk a ngi poser question. waaw nañ poser question yi nag. voilà qu'est-ce qu'il dit lui Scorpion voilà Don Diego Gucciace moom nee na Scorpion la. élément d'eau la nitu ndox la. nitu ndox la. boo xoolee moom xam nga ndox dara mënu ko téye. moom boo ko xoolee day bouillant. Gucciace moom waaju doy waar lay doon. dëgg këj Gucciace. waaw moom boo xoolee même boo ko gisee muy wax nii sax day def nii loxo yi di yëngatu. kooku day nekk koo xam ne bu ñu xoolee li ci gën a bëri moom dañu ne ndox. bu buggee benn affaire te mu dëggu ci moom. bu fekkee dem na si dafay nekk loo xam ne luy sotti. ok Fatima Fall elle est réalisatrice ici elle demande moom lan la Capricorne. Lion le plutôt. ok moom Lion la. waaw moom élément de feu la. élément de feu la moom Capricorne moom ak Bélier yi ak Sagittaire yi. d'accord ñoom dañuy nekk nit ñoo xam ne dañuy action moom xaw ma ko mais xam naa ne ku tàng lay doon donte nag boo ko gisee nii day ne teg. mais boo ko laalee dootoo ko laalaat. ok moom boo ko laalee. dootoo ko laalaat donte nag da nga koy gis mu mun na toog jàpp ñàmburam comme si da leen teg maanaam mooy ndox mu sedd buy rëy teeñ. d'accord ban Fatima la Fatou Fall d'accord. d'accord. ndox mu mën na nekk ndox mu sedd buy rëy teeñ. ok parce que Lion lay sama yaay mu waane mi nga xam ne yoonam nekkul ci horoscope bi mënoon na dem seet katam yi mi faral di seet ñoom Debba Diop moom nee na ñu wax ko ci Poisson yi te yoonam nekku ci. waaw moom tamit nitu ndox la. Pape boo xoolee moom dafay nekk ñoo xam ne li ñuy wax maanaam émotion. moom day gaaw a jooy mbaa muy gaaw a jaxasoo. bu dee da nga nekk Poisson. da ngay gaaw a jooy da ngay gaaw c'est vrai qu'elle est très émotive. waaw émotive voilà moom symbole de l'émotion la moom fi mu ne nii tey jii bu lay seetaan nii am na nu mu lay gisee nga toogee sax xol bi day tooy. mooy sama premier fan
moom ah. moom dëkkat ji ñoo may seetaan. comme sa frère bi ni mu nekkee sama fan. voilà papa sama xarit bi. yal na ko yàlla defal jàmm. moom sama papa tu sais nit aussi di ngeen bokk moom mu gën la baax. ça dépend ci signes yi tamit. ñoom dañ ma bëgg ba jur ma 14 février. jour de Saint-Valentin c'est de l'amour ah. waaw loolu moom yal na leen fi yàlla bàyyi ngay fekkee Saint-Valentin yu bëri. alors donc moom élément doo la. ñu ne nga ñëwaat ci vierge yi ça c'est une question de ma petite Malouche. Oui. Qui demande vierge yi ñoom lan mooy seen particularité. ñoom en fait ñoom ñooy symbole de la raison. ah la raison. waaw ñoom wax. c'est vrai qu'elle est très raisonnable. non raisonnable ñoom wax dëgg yàlla fa boo xoolee vierge vierge yi. parce que tamit ay éléments de terre lañ. ay dékkukat lañ. est-ce que xam nga ne vierge ngay nekk di ko toroxal di ko def lu metti mu koy encaisser di muñ. xam naa ci dara ndax ki laaj li gis naa nit def ko lu metti te saa yu toogee mu ne bu démb doon tey kooku nit ku baax la. te noonu lay continuer moom gis-gis boobu la maanaam dafa nekk ay vierge yi ak taureau Cap dañ nekk ay nit yu positif. waaw ñoom souvent ñoom lu rafet rek la ñuy xool. ba pare boo xoolee ñoom ay puso lañ pap dañuy ñaw. ñoom dañuy ñaaw rek ñoom fu ñu gis ne fii sax donte lii lu ñaaw la. ñoom dañ koy jéem a ñaw. c'est vrai qu'elle est comme ça vierge yi noonu la ñu mel. vierge yi noonu la ñu mel ñoom aussi ku ci takk soxna. yàlla mun na laa dimbale. ñoom vierge yi ku leen takk tamit yàlla mun na laa dimbale ba nga am parce que muñkat lañ. ok ba pare dañoo doylu. Pape Samba moom taureau la nee na mu ngi doog a gëm li ngay wax parce que moom nee na muñkat la. waxul dëgg sax si non si wax na dëgg. ok d'accord parce que li nga koy yekk fii chaque jour te boobu ba léegi mi ngi muñ munoon na ñaan congé te bu ñaanee congé doo def ci émission. waaw non xaaral rek donc taureau bi mu doon élément de terre la moom tam dékkukat la parce que Pape. la nga koy yekk bu nekkuloon dékkukat kon. affaire bi day doy. ok donc taureau yi ay muñkat lañu. ay muñkat la ba pare boo xoolee taureau xam nga dañu am doole. léegi doole boobu ñu am. xam nga mën nañ ko won nit ñi. dañuy bàyyi mu sedd. dañuy préférer bàyyi mu sedd quoi. dañuy parfait. vierge yi. vierge mooy lu amul dara. waaw mais boo xoolee dañuy muñ. Vierge yi aussi Capricorne ay béjjën la. dañuy Rima Fall ça c'est ma petite sœur. Rima moom nee na vierge la. waaw lan mooy seen particularité ñoom. elles sont raisonnables. tey jii Rima boobu noonu tey boo xoolee ci mu nekkal. kooku mun na di def ay mbir. mais toujours moom da koy yedd. est-ce que doo def lii. est-ce que waroo def lii. est-ce que boo defoon lii doo am lii. da koy raisonner. c'est dommage que ñu yéex a tàmbali waxtaan bi on est en train de recevoir tellement de questions ak hashtag bi di Midi Plus j'en reçois tellement par exemple ça c'est ma grande sœur je vais taire son nom parce que moom éminence grise la bu journalisme elle dit que moom poisson la lan mooy particularité poisson yi. poisson yi dañu émotif. c'est vrai Pape Cheikh poisson yi tam ñu jooy. kii nag dafa bëri histoire sax. noonu la gaawee jooy la. ñoxor Njaay. waaw mais ngeen ayoo. maa ngi moom ci ayu rëy la ñu nekk. waaw mais xaaral tamit boo seetlee benn affaire. boo leen ayoo tey. di ngeen ayoo ci moment bi de. mais après jeex na. c'est vrai que du jàpp. waaw non mënul jàpp. mais kooku mënul jàpp. donc poisson du jàpp. mais parce que nitu ndox la ndox day raxas xol. mais kooku mënul jàpp. Pape mënul jàpp. mais dañuy tàng. mais dañuy bëri histoire. waaw mais Pape ndox mi tey kii lan moo indi tusmani wala yenn affaire yi du ndox moo koy indi. c'est vrai ndox mooy jékki-jékki ñëw daaneel bâtiment wala daaneel benn affaire mais ndox boo ko laalu force tranquille la di. dëgg la mais loolu mooy force tranquille mooy du ko nag. bu ko laal donc loolu mooy élément d'eau. j'ai reçu aussi koo xamante ni bélier la lan mooy seen particularité. bélier yi nag ñoom dañu nekk ñoo xam ne ay élément de feu lañ. ñoom mooy symbole de l'action. et puis Pape boo seetlee benn affaire ci bélier yi. ñoom bu ñu duggee ci benn liggéey. yow yaa leen di wax arrêté mais ñoom duñu arrêté ay nit ñu am jom lañ. dañuy dem ba jeex quoi ñoom bélier yëpp dañu am jom. mais c'est cool mbékk dëgg la de kooku la bàyyi. dëgg la de kooku bélier c'est normal. alors là bonjour Pape Cheikh je n'ai pas entendu pour les verseaux c'est vrai que wax nga ci verseaux yi. mais mën nga ci ñëwaat cette personne veut savoir lan mooy seen particularité. ñoom verseaux yi ñoom ay éléments d'air lañ. ñoom ci wàllu communication ci wàllu dialogue. ci wàllu waxtaan parce que boo xoolee même les communicateurs traditionnels boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ay verseaux lañ wala balance wala Gémeaux ñooy gën a am xaalis. c'est yàlla dafa leen ñu may ñu mun a communiquer mun a. kon les garmis je touche du bois xam naa verseau la moom ñëpp ko bëgg. moom daal boo leen gisee ñoom ñiy toog nii maanaam ba ci sax ñiy soit mooy politiciens yi muy ñi nekk ci rajo yi ñi nekk ci télé yi boo xoolee ñu si gën a bëri ñi ci gën a siiw boo xoolee dañuy nekk ay élément d'air. maanaam ci wàllu communication la parce que sànq yaa ma koy wax ne ma borom kër gi gis nga ko moom kii la moom balance la yaa buuba yaa ma koy wax. ak keneen ak keneen. yaa awa Dieye nee na li nga wax yëpp dëgg la ci ban signe encore la yaa awa wax yaa awa moom ban signe la taureau c'est vrai que yaa awa nuru na taureau nag. yaa awa.
yaawa poids lourd la Yaawa mooy kan? yaawa men sañ nga laajte yaawa doo leen bàyyi dof def lu yéen ñëpp a xam yaawa waaw xam naa ko. yéen ñëpp ko xam ak yow it xam nga ko. nii ngeen koy rombee mel ni ko xamul di ko yëndu Pape Cheikh waaye déet waaye yow tamit sëñ bu wax loolu yaawa mel bu fële. men kay bu kàkkata waaw moom lan la. te ñu koy jox réew mi nag. moom lan la tóoro. tóoro la de c'est lan mooy particularité ñoom yaawa. parce que tóoro mooy dafa nekk nit koo xam ne day ne teg xam lépp ba pare noppi. feeñ na ci moom. waaw kooku loolu lay doxal Pape mooy du ko de. lan mooy seen li particularité gën a grave mooy boo koy nax day xam ne da nga koy nax ba pare mu konde di la bàyyi nga koy nax. tóoro yi ah. mais oui da nga koy nax mu xam ne yow yaa ngi koy nax. kon Bouba Ndour nax yi mu koy nax nii yaawa xam na loolu. ah non loolu nag man xaw ma si dara loolu moom ay buuba moom yow dëgg yàlla moom man. loolu d'accord donc loolu mooy particularité pour les taureaux. Mathilde Villiers que j'embrasse elle nous regarde depuis la Gambie très rapidement j'accélère mais entre man ak Seydina Omar Ngom dina am deuxième partie. je vais voir ak Bouba Ndour est-ce que mën nañu ko defaat suba wala ban jour lay ñëwaat pour ñu gën a détailler parce qu'il y a d'autres questions qui viennent par rapport à la voyance. voilà donc Mathilde Villiers elle dit avril ak mars avril et mars. moom lan mooy seen relation xam naa certainement. moom ak ban période la ban période. bon avril parce que période bi avril ak mars. bélier la ak taureau. ok bélier la ak taureau. waaw bélier ak taureau xam nga bélier yi élément de feu lañ. mais bélier ak taureau xanaa dañuy mbëkkante. mais bélier mais nu ngi koy mbëkkee teel mooy la force tranquille. teel ku mu ñëw ci moom da lay encaissé. d'accord Pape Cheikh boo seetloo benn affaire da ngay gis nit ku rëbb. bëri ay cëfal. mais day am kenn koo xam ne moom la ñuy wax ne mooy seytaaneem doo koy faral di ko seetlu loolu. ñu ne kii mooy seytaaneem mënu koo bàyyi wala kii mooy wala j'ai pas bien entendu nga ni. c'est-à-dire da ngay nekk par exemple koo xam ne da ngay bëri coow. waaw mais da ngay am koo xam ne da nga koy ruus. dëgg la Pape bu la woowee rek nga bàyyi mu sedd. dëgg la loolu dafay am. mooy tour mooy kii mooy élément de terre mooy taureau yi Vierge ak Capricorne yi. d'accord maanaam dañuy nekk ni ko xam da nga leen di ruus daal. waaw léegi nag ñooñu bu ñu sëyee. histoire xam nga lu tax du mën a am seen diggante. kee bu histoire yee kii histoire ñaari ko sëkk. bu kii waxul kële wax est-ce que histoire day am. mënul nekk léegi nag looloo waral nag ci wàllu sëy yi. souvent ñuy wax ne dee leen ko xool boo leen koy xool rek di ngeen gis ne di ngeen am li nga xam ne moom mooy sëy bi konne wala sëy bi du konne xanaa xam ne jigéen ñu bari ñu ngi fi célibataire seen célibataire ñoo ko yóbbee seen bopp de ñoo dugg kër bu ñu warul dugg. ñanti célibataire yi yu ci bëri. waaw mais nan la ñu mën a doo romb nit rek xam ndax am ngeen affinité astrale wala seen signe astral bokk na je sais pas tubaab balaa muy génn ak yow. wala balaa muy seeg yow dina xam kañ nga juddu. ak ban jamono ak lépp ba xam ba pare. tubaab nga wax ñun duñu ay tubaab. ñun fu ñu jëm dañuy kon di nekk fañ nekkoon rek. waa déet mais ñun foo bokk lañ lay njëkk a laaj ku ko jur ak ban famille la bokk. ñun on est plus dans ça. waaw mais loolu dafa am leneen lu ko wundu. donc c'est toujours bien de vérifier signe astralu nit ki. obligation la wala kañ la juddu ci obligation la xool ko parce que xam nga lu tax. xam nga tey ji imagine-toi Pape tey ji nga ñëw bëgg a takk benn soxna. nga def ci moom ay millions. ngeen ñu médiatiser ko ku nekk dégg ko. Pape ñu dawal 3 mois 4 mois sëy bi tas. parce que am na signe yoo xamante ni bëgguñu lu siiw. waruñu ànd mais waruñu siiw mbir warul siiw. loolu la ci wàllu voyance bi la par exemple tey jii bu fekkoon am na ñu woote. par rapport ak numérologie ci seen date de naissance. mais demain suba ñu def numérologie. c'est bon Bouba Ndour Pape Samba je vous laisse le soin ngeen wax ma est-ce que demain mën nañu def numérologie c'est vrai qu'on avait prévu beaucoup de choses pour demain mais mën nañu bëtal li ñu waroon def suba parce que lii ça a l'air intéressant pour vous qui nous regardez parce que dañuy def téléservice aussi lépp loo xamante ni mu ngi ci dëkk bi comme je dis souvent il faut un tout pour faire un monde il faut que mu am voyance dina am ay mbir yoo xamante ni mën na leen a soxal donc nous on en parle j'ai une autre question mon petit frère là il dit ma femme est balance et moi je suis bélier. Balance et bélier ma femme est balance et je suis bélier est-ce qu'on est compatible. waaw xam nga balance élément d'air la. waaw élément d'air la. bélier élément de feu. yaa ngi comprendre donc boo xoolee ngelaw ak safara. del xool seen diggante ñoom ñaar dina dox de. mais climat lay doon. léegi-léegi mu sedd léegi-léegi mu tàng. mais ci ki nga xam ne mooy élément de feu bi. kooku noonu moom mooy indi perturbation yi. kan moo ci élément de feu bi ci ñoom ñaar sa frère bi. mooy kii bi bélier mooy ci gan. d'accord attends bélier mooy sa frère bi. alors voilà moom il est ma femme est balance et je suis bélier donc moom il est bélier. moom il est bélier boo xoolee même soxnaam. bu yenn coow yi di am moom moo koy indi sa waa ji. waa ji moo metti quoi. dafa metti moom bu moytul dinañ ñëw toujours di ko yenn. et c'est vrai en plus. léegi dama am sama benn papa boo xamante ni dafa leel. Kaolack la nekk leel bañ koy woowee paa leel. ok léegi dem ba yóbbaale ci jabar ji sama yaay bi nekk Kaolack ñu koy woowee maa leel.
leel ñaar paa bu leel ak mère bu leel am nañu affinité asxal. bon non damay tooñ. leel plus leel moom égal nen. égal nen voilà. donc paa leel ak maa leel depuis Kaolack maa ngi leen di nuyu. et puis Capricorne yi on en a parlé am na ku laajte léegi Capricorne. nee na ñu wax ci Capricorne yi. Capricorne yi élément de seen particularité. élément de terre lañ c'est des personnes yi nga xam ne ay muñkat lañ. ok du ñu coow lu bëri. c'est des personnes yi nga xam ne également bu ñu nekkee ci benn liggéey. yàlla mën na leen ci dimbale ba ñu am ci réussite totale. c'est-à-dire dañuy wax ne Pape bu fekkee ne yaa ngi wut liggéey. maanaam di wut des partenaires. xanaa xamoo même ba ci entreprise wala business yi nga xam ne da nga ciy mën. Pape da nga war a am ay partenaires yoo xam ne da ngeen war a ànd par exemple tey boo amee partenaire boo xam ne Capricorne la. Pape mën nga liggéey par exemple Pape man tey jii nii man xam nga man cancer la. man cancer la. donc yow boo xoolee lan nga. Verseau boo xoolee tout le temps yow da ngay nekk ci wàllu communication. man ma nekk nit ku émotionnel. mais boo xoolee souvent suñu ànd bon du ma ne yow sax jumeaux yi ak balance parce que da ngay wax ne thème dama lay jéem a nax. jumeaux yi ak balance yi boo xoolee bu ñu àndee bu ñu engagé benn affaire day jël temps mais day am. tôt ou tard. ñan nga wax cancer yi ak verseau. ak verseau waaw. cancer ak verseau mën nañu ànd. par exemple tey jii ñoom ñaar bu fekkoon ne jëkkër la ak jabar bu ñu sëyee. bu ñu demee ba yàlla may leen ñu am njaboot. da ngay gis affaire bi day éclore. dañuy am wërsëg bu yaatu boo xam ne. dafay ubbi parce que xam nga ndox ak ngelaw dañoo mën a ànd. ndox ak ngelaw. mën nañu waaw quand même par exemple tey boo ñëwee sa gaal. teg ko ci kii bi ngelaw li da koy yóbbu. da koy yóbbu effectivement ngay dem vers le sommet. ah mais c'est top. c'est vrai adduna moom dafa yaatu. il faut nag ñu xam suma yaay Ajaratu Awa Diop yaayu Yacine ñu ngi koy nuyu. Taureau. ok lan mooy seen particularité ñoom taureau yi. waaw xam nga Pape taureau yi dañ nekk ay nit ñoo xam ne ci wërsëg. alal am loo xam bu ñu waxee ñu gëm ko. ñooñu dañ nekk ñoo xam ne dañuy dëkku. maanaam ay meññeef lañ gis nga ñooñu aussi boo takkee seen doom. Pape yàlla mën na la dimbale ba nga am dara. ah bon waaw d'accord parce que ñoom tamit ay nitu élément de terre la comme ni ma ko waxee xam nga dañ ñu xaaj ci ñeenti pàcc. ñoom aussi ay élément de terre lañ. ñooñu dañuy am ñoom la ñuy wax les signes du nord. les signes du nord. waaw am signe sud am est am ouest. waaw boo xoolee fii Sénégal ñi nekkee ci côté ay Tamba ay Kédougou boo xoolee ñoom foofu day tàng jël. waaw donc ñooñu noonu lay demee quoi mais moom nee ko élément de terre moom baax na dafa baax nag bu nit ki di bugg a sëy. ñu koy xool. ok xool bi dafa am solo. ok Pape tas bi bëri na ci réew mi de. yooyu yëpp bu ci dugg. ok. génn ci tasu jàmm. non yow ko bëgg kaa nga ndekete. non kaaban laa wax dama. ne salaamin bee xasan. yaa ngi bëgg dugg ci kaa yëpp. xam naa la. bàyyi naa yow da nga garaaw. mais garaawul comme heure bi dafa jeex heure émission bi il est 14h11 tey la mercredi ñu ngi leen di tey la mardi astafurlah ñu ngi leen di waaj a bàyyi ak équipe yu Wareef pour thème yu am solo yi c'est sûr que tu vas revenir parce que am na yeneen point yu am solo en plus de horoscope bi bëggoon nañu waxtaan ci planètes yi. oui voilà les grandes et les petites. bëggoon naa itam ñu wax ci numérologie. parce que da ngay xool tamit. ci chiffre. Ouais. voilà loolu itam bëgg naa mu joxe date de naissance am. ne je suis né le temps. ok dañ koy adat wàcce ko. ok chiffre bi mu génn diggante 1 ak 9. lu ñu la ci wax takkal téere. parfait et puis xam nga nit ñi ils sont divisés en 4 groupes. waaw 4 groupes yooyu itam xam naa dinañu ko bëgg naa ñu développer ko très prochainement. Merci en tout cas Seydina Omar Ngom je rappelle que suma collègue nga fi nga bokk ci groupe Futur Média donc tey nga ñëwoon je reçois une autre question tellement question yaa ngi bëri ça c'est la petite sœur Nabou Aïs Verseau ak Gémeaux nag est-ce que ànd nañu. moom lan la. Verseau bon moom waxul day nëbbu. bon moom Verseau la. neer la ak kan. ak Gémeaux waaw Verseau ak Gémeaux ñaari ngelaw la. ñaari ngelaw la Pape kooku explosion kooku day baax. day baax ah. ñaari ngelaw. Verseau ak Gémeaux. boo duggee sa biir néeg. waaw mu xaw a tàng. nga taal clim bi. mu indi ngelaw nu néeg bi di mel. day féex. merci. donc Verseau ak Gémeaux. baax na mën nañu. ànd Jatulay. oui Poisson. Merci poisson peut-être particularité poisson la. waaw poisson yi en fait c'est des gens yi nga xam ne boo xoolee. ñoom boo leen takkee. da ngay def ne yaa ngi koy nax. lu ci gën a bëri mais pourtant xam na bu baax li muy def de
mais comme dañu nekk ay nit ñoo xam ne bu ñu xesee ba attaché wu. dootu ñu la bàyyi. moo waral Pape boo xoolee même ci biir géej da ngay gis requin buy daw. day am yeneen jën yu koy topp di ànd ak moom. donc loolu dafa nekk loo xam ne dafay am. ok waaw loolu ça arrive quoi. kooku poisson kooku baax na de. d'accord am na beneen téléspectateur Adama Sow il nous regarde depuis la Suisse Pape vierge voilà moom vierge la. moom dafa nekk élément de terre aussi. élément de terre maanaam dékkukat la quoi. dékkukat la benn ba pare dafa nekk ni koo xam ne moom day diriger. day diriger c'est-à-dire bu nekkee ci ay biir mbolom. ay biir mbolomam. moom mooy nekk ci kanam maanaam kàddoom dañ koy déglu. c'est un vrai leader. c'est un vrai leader c'est quelqu'un boo xam ne. man li ma koy gën a wax sax. bu fekkee ne gi moom na yëngu ci mbiru boppam. lu mu moomal boppam quoi. bañ a topp ci. parce que li tax bu liggéeyalee nit. problème day am parce que ay nit dañ koy xeex. parce que leadership am duñ ko nangu. ça arrive. d'accord Pape je suis Capricorne. Oui. Mon mari est vierge Ndeye Touré HLM c'est ce qu'elle demande. moom elle est Capricorne moom Capricorne la. je suis Capricorne et mon mari waaw moom mooy Capricorne jëkkëram di vierge. ñoom ñaar ñëpp ay éléments de terre ay munkat lañ ñooñu seen say abadan daay day continuer ku jigéen ki nag day mer. ku jigéen ki merkat day mer waaw day mer. parce que xamul tax day mer. dafa susceptible. susceptibilité la maanaam dafa tellement attaché wu que lu ñu def rek moom nu mu ko gisee te demeewul noonu. moom il faut mu arrêter. maanaam day fooyee xel mi na ko arrêter. te muñkat la en réalité élémentaire la. élémentaire la muñkat la mais boo xoolee day susceptible. parce que moom muñ boobu moo tax day réfugié wu pour mu. ok gaaw a mer la pourtant xam naa ci dara sax. yow mi voilà kii mu ngi laaj sagittaire s'agissant des sagittaires. voilà les sagittaires boo xoolee ñoom comme les lions comme les béliers. ay nitu action lañ. c'est des gens yoo xam ne boo leen engagé ci benn affaire yow boo reculé ñoom duñ reculé. moo tax nag sagittaire ya xuloo ak ñoom. sagittaire mais parce que boo leen xuloo ñoom duñ dellu ginnaaw de Pape. dañuy dem ba jeex. non seen histoire du jeex. ah bon oui seen histoire du jeex. xanaa njaago yi ay sagittaire la. non loolu moom du ma si dugg loolu daal du ma si dugg en tout cas. xam naa Pierre de Silva këj la ci buntu bi yooyu yëpp xam nga Pape yooyu yëpp wóorul quoi en tout cas daal xaw ma. donc voilà on va finir cette émission bëggoon nañu toogaat ba ci kanam mais bon il faut que ñu dagg ko donc autant de questions que les gens se posent mais l'essentiel mooy kuy dugg ci mbir ak relation bu mu mën ci doon na nga ko xool moo xam sëy moo xam liggéey ba ci relation amicale di ko xool daf cee baax y a quelqu'un qui demande laajal ma ci Sagittaire ak Lion ndax ànd na. waaw Sagittaire yi ñoom ay éléments de feu lañ Lion élément de feu lañ seen diggante kenn du muñal kenn. ñoom ñaar ñëpp a tànk kenn du muñal kenn day tàkk. c'est vrai. day tàkk de jëppet. te ki ma yónnee lii ab tungu ne la ñu la toll. tàng na xol xeetu tàng xol boo xamante ni Yacine Pouy xam ngeen ko. kan la Yacine Pouy nii la toll. Yacine xam nga Yacine très bien mais xam nga. xam nga potu meew bu ndaw bi la. loolu yëpp xawma ko si mais daal xam naa ne Yacine daal yal na ko yàlla may jàmm daal loolu laa xam lu ci ay potu meew la ak yooyu yëpp waxuma ko voilà donc coucou Yacine ñi ngi lay ziar bu baax. am na question bu importante. ñi am jugement nag comme par exemple nga dem takk kenn wala nga am gel ndekete dafa wàññi atam maanaam at bi mu juddu bokkul ak li nekk ci këyitam jugement la def loolu c'est un autre problème. kooku doo ko xoolal ci wàllu numérologie kooku da nga koy xoolal soit ci chiromancie. chiromancie mooy trait yi nii. trait yi itam da nga ciy seet. mais Pape trait yi nii mooy lii ligne de vie la. non lii prochaine fois la. lii mooy ligne de vie Pape yow defal nii ma xool sa bopp. doo ko xool. si daal il faut ma xool. da nga may xamal bàyyi ba prochaine fois. bàyyi ba beneen yoon lii ligne de vie la loolu chiromancie kooku da nga koy xoolee ci chiromancie. bu ko développé wala ci astrologie. bu ko développé na nekk kii à suivre. donc ñaari qu'est-ce que j'ai dit. ñaari ku am jugement. voilà ku am jugement kenn du ko xool ci numérologie. kenn du ko xoolal ci date de naissance am. non parce que date de naissance bi mu jox baaxul c'est caduc. ok kooku da nga koy xoolal ci astrologie. ci astri maanaam fa mu bokk. nga koy xoolal wala nga xoolal ko ci chiromancie xam nga loxo bi moom kenn mënu ko juger. non loolu bu ko développé bàyyi ba ñu pare alors Toumani Ndiaye. Toumani moom Sagittaire la. ok lan mooy seen particularité ñoom. waaw boo xoolee Sagittaire yi ñoom dañu nekk nit ñoo xam ne say élément de feu lañ. élément de feu Toumani boo xoolee boo ko laajee moom ñi muy àndal. moom moo leen di bàyyi mais moom duñ ko bàyyi. dëgg la de pourtant leer laa wax. moom moo leen di bàyyi mais moom duñ kenn du ko bàyyi. yow passe-partout Sagittaire nga maanaam ñi nga àndal ñoo lay bàyyi. mais moom. ñoom yow yaa leen di bàyyi. mais ñoom duñ la bàyyi. mais ñoom duñ la bàyyi tout le temps boo xoolee Sagittaire yi. dañuy xam nit lu yàgg.
dañuy xëy benn jour rek mu ñëwaat du xam sax lan moo ko indiwaat. d'accord parce que mënul dem sans. d'accord waaw maanaam ñoom ay parc d'attraction lañu comme genre. ba pare dañuy comme acier lañ dañuy xëcc ba pare dañu nekk nit ñoo xam ne ci wàllu jigéen aussi. Pape comme verseau yi lañ mel ñoom tamit dañuy kii. loolu lépp xam naa ko ci ñoom. mais ban signe moo gën a bëgg jigéen xanaa signe Bouba Ndour la. non non Pape man damay liggéey fii ci kër donc loolu wax. ñoom ñëpp ay tàpp yéen ñëpp a tàppee. non du question tàppee Pape moom suñu njiit la. waaw mais dis-moi ban signe moo ko gën a bëgg jigéen genre. mais est-ce que bu ma ko waxee aussi gars yi duñ ma wax dara. non signe rek ngay joxe voilà joxeel signe bi kese. lion yi. ah lion yi. ok donc lion yi ñoo gën a. lion yi moom. ok ñoom Bouba moom balance la. non xam lu kan. Bouba balance la man février la. ay question. waaw mais lion yi ñoo gën a bëgg jigéen. ñoo gën a bëgg mais verseau yi xam nga la mooy seen kii ñoom ci wàllu jigéen. ñoom dañuy foog ne yëpp ñoom pour ñoom la mais mënuñu jot yëpp tamit. ñoo judd naan comme ñun ñu judd nii. verseau ñoo judd ay février. waaw comme ñun xam nga am na fenn fu ñu doon liggéey gis nga animatrices yi ni ngi leen doon xoolee di leen bugg nii. di leen gis nii ñuy rafet nii. te duñ si jot. voilà. loolu moo leen di dal verseau yi waaw loolu seen problème. ok moo tax verseau yi dañuy yuutu rek. mais gisoo ku ñu gis rek dañuy xool léeg-léeg dañuy myope di sol ay verre di simi. loolu dafay faral di am. kon verseau yi dañuy myope. dañuy myope ba pare souvent ku ñu gis rek foog nañ ne kii daal. pour ñoom la bon ay classe Pape Samba Thiam bi quoi. xaw ma mais lion yi ñoo gën a bëgg jigéen. voilà c'est normal. Oui. Quel sera le message balaa ñuy tëj Midi Plus bi tey. voilà déjà di la remercier. donc di remercier également groupe bi. donc lii nii aussi dafa nekk loo xam ne lu am solo la maanaam nit dañu ne. ku ñimee dañ laa dee. donc kon doomu aadama ci lépp lu mu war a mën a dugg daf koy war a mën a gëstu. gëstu bi nag du question ay ku njool ku gàtt. ku ñuul ku xees non lii c'est une science. science la boo xam ne da ngay ñëw teg ko ci lu leer maanaam wax ko loo xam ne moom mun na ci sukkandiku ba mu mun ci am li mu bëgg. donc loolu dafa nekk loo xam ne am solo donc li may wax nit ñi mooy c'est vrai que dugguñu sax ci wàllu voyance bi. mais voyance da doon nekk benn consultation. boo xam ne nit ki ci boppam moom ngay xoolal. wax ko ay mbiram. muy personnalité secrète am ak personnalité visible. nga xam ne da nga ko koy wax carrément mu xam ne kii moom ko xam nga gis ne day dugg ci dara. moom bu gënee nekk moo nekk ci yoon nekk te nekkul ci yoon. mu ngoog mais yooyu dinañ ci gën a. dinañ ci ñëwaat incha allah en tout cas di nga dellu soit. merci d'être passé tey gàtt na mais am na solo lépp lu leen soxal intéressé leen on en parle ci Midi Plus bi ci télévision Futur Média on va revenir demain bu 11h45 jotee tey bu leen fàtte Sénégal ak Malawi malheureusement du ñu mën seetaan match bi ci télévision Futur Média donte moo leen doon gënal di ko déglu RFM Malal Junior Diagne di ko commentaire wax naa ko sànq moo leen doon gënal mais bon tubaab nee na à l'impossible nul n'est tenu l'essentiel est que ci kanam tuuti di ngeen ànd ak Mame Fatou Ndoye ak ay spécialistes yoo xamante ni dañ décortiquer avant match et puis pendant match bi heure mi-temps bi ak après match commentaires yu am solo yi on vous conseille ngeen ànd ci ak ñun ci télévision Futur Média merci à toute l'équipe de production dirigée par Bouba Ndour mi nga xamante ni moo produire Midi Plus ñu ngi gërëm itam Pape Samba Thiam mi ko réalisé toog mu Serigne Fallou Kulim Dioum équipe digitale bu télévision Futur Média Adja Gueye ñu ngi koy gërëm bu baax Passepartout merci ci jàppale gi daañu dellu siwaat bon appétit et bonne chance à notre équipe nationale